bi muy dem mi ngi am ñaar fukk ak juróom-ñaar loolu ci digg dooleem 27 ans demoon na sa bay la bat soxna loolu yëpp amoon na mais yàlla def li gën ci moom man nangu ko nag mais difficilement. kii mooy yaayi baayam Diouf benn doom bu góor la amoon sunu borom def mu des ci géej bi mu daan wuyoo ci turu Alioune moom ak juróom-ñetti fukki ndaw yu dëkk Caaroy Géej wax gaal utali Europe ngir am ëllëg gu yemb waaye ba ñu demee ba ca digg Méditerranée gaal gi toj ñoom ñëpp suux loole mu ngi amoon ci atum 2007 boobee ba nëga ni yaayi baayam mënta fàtte jëya bile. yow gis nga booy sangu sax ndox sorongu la sa bakkan gis nga ni mu méttee mu ngoon dee ci ndox nan la war a mel dee ci ndox nan la war a mel ngoon dee ci ndox nan la war a mel métti boobu nag moo tax man chaque fois su ma ñëwee géej rek il faut mu dugg ci raxas ñaanal leen sellal ñaanal leen que fa ñu nekk daal muy fa gën ci ñoom ndax xam naa ne def ji ñu woon dara lu dul uti lu ñu suturloo lu dul uti lu ñu teralee seenu askan ndax boobu temps dafa yemook jafe-jafe am ci lu ñu yaakaar muy géej ak suuf si. mbonte boobu ak léegi am na fukk ak ñetti at te tey la xale yi gën a mën a dem mbëkki rawatina ci weeru octobre bi ñu nekk ca ndax géej lu jege 2 téeméeri ndaw des nañ ca wax yi nekk Mbuur bu ñu sukkandikoo ci yaay baayam dara waralu ko lu dul. effet Covid bi ci la bokk ndax dañoo wax ne Europe ñu bari dee nañu loolu dégg nañ ko mais ñi ci dee xamuñu ne sax ay màgget lañu c'est pas une couche productive bu am doole pour liggéey wax naa ko xale bi keroog bi may wax ak ñoom ña fa denc bu ëpp 95% ay màgget lañu. te réew dafa am nu muy tëddee nu muy doxee la politique migratoire dafa am ci réew mu nekk bien que on est dans un village planétaire mais dem bi li ko ëppal sol dem yëpp signe la pour ne liggéey amul signal fort la pour interpeller suñu état pour mën nañu taxawaat xoolaat seen politique de jeunesse yi nañu xoolaat surtout njàng mi ndax da nga jàng dem ba am maîtrise jël gaa gi dem loolu moo lay wan ne njàng mi nekkul en adéquation ak milieu du travail. fii dañuy war bu ñu la jàngale ba nga xam tuuti ñu wutal la métier nga nekk ci métier moom jàng soo génnee ci njàng mi nga mën uti loo mën def pour liggéey mbaa booy tukki sax nga tukki ndax kenn tel ko tukki mais daal man dama bëggoon que politique d'emploi bi ak politique d'enseignement bi ñu lëkkaloo pour que xale bi su jàng ba toll fenn fi rek moo dem employable ñu mën a uti moo uti liggéey. maa ngi jàlle sama mbokk yi nekk Ndar ñàkk seen ay doom ni man ci géej gi di leen woo ci liggéey bi di leen ci xaar que bu ñuy sëngeem que jooy dina am sax mais nañu fer rangoñ yi siggi xool gëm seen bopp xam ne liggéey rek mooy taxaw dem te liggéey rek mooy fay. bi mu ñàkkee doomam bu góor bi lee ci la jóg takk ndiggam teg kuréel bi ñu duppee collectif des femmes pour la lutte contre l'immigration clandestine au Sénégal mu dajale lu jege 4 téeméeri jigéen gannaaw li ni mel mooy jigéen bi njëkk nekk nappkat ci Caaroy Géej. lu tax ma nekk première femme pêcheuse mooy que man ay Lebu lañu mais ma ñàkkoon sama doom nag sama doom bu góor ci géej gi bi muy dem Europe depuis loolu nag yàlla xiir ma ci géej yàlla xiir ma ne man daal lii jël sama doom bi mën naa am su ma sin jàppee man ma jox ay bunt ci laa commencé ànd ak xale yi di jënd ay produits di transformer mais bi ma demee ba yàgg ma am ay commandes yu bëri produit bi raar ci laa amee idée ma ne ngoon pourquoi du ma taxawal benn structure dem ci géej gi xar ko parcelliser géej gi def fa ay ferme d'exploiter muul yi ak yeneen mollusques yi di ko jaay. loolu moo ma xeer ci dëkk bi ma jëkk fi nekk jigéen bu am gaal comme góor yi immatriculé ko comme góor ñi mais aussi accéder ci li opportunité yëpp acteur de la pêche di am ma am ci loolu moo ma ci yóbbu. ba te actuellement nii fii dañu am benn conseil local des pêches man ci laa bokk ba dem au niveau national. nekk première vice-coordonnatrice du réseau des CLPA du Sénégal te loolu takku rek moo koy may kenn may ma ko takku rek ak ànd ak samay mbokk ànd ak gëm liggéey bi moo ma jox loolu. mais jafewul woon ci ba ngay door. trop
bi may door jafe na trop ndax xam nga jigéen rek ba tey yombul ba tey ji ma lay wax ni sax yombul ndax lu nekk ngay dégg man j'ai une conviction forte un engagement fort ci ak gëm-gëm mu dëgër ci li ma nekkee nii te mu gëwuma leneen lu dul lii rek laa gëm man liggéey rek laa gëm te li may liggéey damay wane ne lu mën a nekk la wax naa ko sànq gis nga ak lu mu ndaw am dara si sa réew man moo ma gënal jël gaal gi dem même soo yeggee ndax man dem naa Europe ay yoon dëkk boo dem xamoo langue ba amoo fa liggéey amoo diplôme pour am fa liggéey léegi laa koy wax xale yi léegi lañu koy waxtaane pour am fa liggéey day jafe ñi ngoon ci sensibilisation nga ñu fekk ni mu leen di yee ñuy waxtaan ci wàllu sensibilisation ci impact danger migration clandestine ñoom ñii di ñokk sama doom a tolloo woon tey ñàkk benn doom ci géej gi rek métti na sama ñàkk lu ma téeméer doom ci géej gi man bu ma gisee xale góor yi sama yaram day daw moo tax fu ma leen gis def leen doom ndax ça me rappelle sama benn góor yu ma amoon. yaay baayam di xamal ndawu Seneweb yi ni bërki démb am na ay xale yu doon waaj a mbëkki yi mu wàññi te du tàyyi benn yoon ndax gune yi dañoo gëm Barça wala Barsak bés bu yàlla sàkk day ñëw ci tefes gi ngir delloo si xale yi. man de doom gi ma ñàkk ci géej moo tax bëggatuma sama beneen doom wala doom kenn des ci géej gi loolu moo tax ma gëm leen wóolu leen di ñëw di wax ak yéen pour ngeen toog ci réew mi jëriñ seen bopp jëriñ seen de du yomb nag métti na trop mais affaire bi ngëm-ngëm rek la gis nga ne man mi toujours maa ngi géej di teral samay muum teral sama jën di lakk dem di jaay loolu lu mën a nekk la. waaw man lu may wax ak moom kii xam naa ko bu baax mën naa ne sama yaay la doomam ji muy wax xam naa ko bu baax député sama morom la woon yaa ngi may dégg yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana ak mboolem jullit bu gaañu si géej man mi demoon naa clandestin ñëwaat 2006 yaa ngi dégg ba tey jii nii sama xel mu ngi si clandestin man du ma nëb samay wax du ma ko nëbb li nekk si man laa lay wax ba suba mën naa yéeg si gaal dem parce que xam la moo tax maanaam jàppale bi war si suñuy kilifa maanaam ñu def ko si seen doomi réew man dama jàpp ne dafa des. comme yéen ñi nga xam te ne yéen a ngi fi Caaroy ci lan ngeen bëggoon nguur gi àddu leen. waaw parce que man mi tey jii géej laay yëngu man mool laa géej laay dem tey jii soxla naa nguur gi jox ma financement bi nga xamante ni mën naa si defar gaal defar si machine jënd si mbaal di liggéey di fay gis si sama bopp quoi nga xam ne du ma xalaat sax ay naan damay jóge fi naan damay dem ay bitim réew parce que lu metti man dem naa clandestin jóge naa fii xam nga li ma la daw ba Île de Canaries kon xam naa li xew mauvais temps lu ne daj nañu suñu gaal demoon na bay toj si géej yàlla xam na ne paasuma woon si gaal gi dama doon nappi fele fii gis gaal gi muy tëmba yaraax ma teer si guddi gi war a jaay sama jën yéeg si gaal gi dem ñi ma nekkaloon ne bi ma leen nañ yéeg dañ ne duñ yéeg mais man damaa yéeg dem bi ma demee gaal gi bi muy am problème man maa tourné gaal gi barki Serigne Saliou Mbacke gaal gi dem na bay toj man maa téye baar bi tourné gaal gi ni leen gaal gi mënatul a dem bu avancé waatee 50 mètres gaal gi dina toj dina diig te kenn du sauvé mais dama ne la ba tey man gëm naa ne damay dem Espagne non kay xamul tax non weddu man samay xarit dañ si des samay xarit jàll nan mais dama ne tant que ñun mënuñoo dimbali maanaam suñu nguur mën ta taxaw ñun mu dimbali nu ñun dañuy dem parce que mënoo dëkk ak sa yaay dëkk ak sa baay ñu nekk ay mag ñu yor la ba nga màgg yow nga nekk benn jeune boo xamante ni tuxoo naanoo sàccoo doo leb xam nga mënoo jël yi fi jàmbur nga gëm sa bopp quoi nga nekk si koñ xam nga nangoo liggéey mais amoo moyen te amoo kenn ku la jàppale. nan nu jàppale ñun jeunes yi quoi ngir gën a taxaw xale yi nekk ci gox bi yaay baayam teg na fi benn centre de formation professionnelle daan fawoo xale yi déglu leen ñu wax seeni jafe-jafe mu daan def liggéey bu am solo ci gox bi tey ay xat-xat nomb ko ba mu faax tëj. dañ jël xale yi leen jàngal couture coiffure informatique restauration pâtisserie. mais dem nañu ba amatuñu sax ay matériel amatuñu lu ñu fayee état lu ñu fayee enseignant yi moo tax fii ci seen Seneweb bi nga xam ne ñu bëri nañ ko di ko seetaan mais lancer un cri du cœur képp ku ñu mën a jàppale pour que suñu centre boobu naam ñu nga fa ne di fi nekk ay figurant ñu dem fa dekkal ko équipe atul ñu ko gën ñoo jàppale ñu nañ mën def partie yu bari ci xeex bi gaal yi dem benn départul Caaroy quand un départ se prépare ñu dañ koy yëkk ngi suñu matukaay pour wax ak xale yi pour ñu toog ñu jàppale mais boo leen waxee ñu toog te li war a ñëw ñëwul amuñu information bu ci kaw wàccut loolu day des.
ci noonu muy soññu nguur gi. maa ngi interpeller état par rapport à suñu accord de politique migratoire ñu def ay assises ñu toogat ak acteurs yi kën a état na toogat ak acteurs yi su ko defee koo yaakaar ne xamul kooku am na lu mu xam gis nga écoute bi ma doon sànq mu écoute sociale si état se permet am benn calendrier d'écoute sociale des acteurs de la migration lu bari dina génn dina am lu bari sur la table su ko defee nag ñu mën a seet naka la ñu mën a tege ay politique de jeunesse de formation ay politique de jeunesse dans l'auto-emploi ay politique de jeunesse aussi dans la recherche de financement parce que xëy na finance ab xale c'est pas important financement c'est un processus bu mujjee pour xale bi mën a employable te yooyu yëpp suñu toogee ak état bi na xoolaat boppam état na porter ay lunettes sur la migration na porter ay gants sur la migration na chausser wu ay bottes sur la migration pour qu'ensemble qu'on puisse trouver des solutions pérennes durables qui puissent convaincre les jeunes ba jeune bi gëm boppam askan bi gëm seen bopp pour que toog fii jariñu fi c'est possible.